jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk ci gën a fës président Macky Sall ki nekkoon jiitum jëwriñ di Mohamed Boun Abdallah Dionne ak Aly Ngouille Ndiaye ñooñe nag daañu leen rek yóbbu fa mbaxana doone benn kalaame leen congrès renaissance démocratique ànd dekkil ngoox ñoom ñoo daal di yëkkati yooyee kaddu ndax nee nañ ñoom képp ñoo tax nag Sénégal ñàkk lu toll ci téeméeri milliards ak fanweer ak juróom ndax xaatim yi nga xamante ne nag jot nañu koo def lu soxal Aliou Sall ak Franck Timis ñooñe nag ca CREI yi lañ leen di yóbbu ndax bëgg nañoo xam rek seen moomeel maanaam xaalis bi nga xamante ne am nañu ko fan la sokki ko jëwriñ ñi dénk wàllu ko yoon nag tey jii bu mënee sàkku ci procureur général près cour d'appel ngir nag mu ubbi ab enquête yorenu contrat pétrole yi ak gaz bi loolee nag lu ca yoon rek daal di wax ndax procureur de la république mën naa am yoon ci boobeek enquête rapport bi ñu naan IGE def na ko nag ñeel yorenu pétrole bi ak gaz bi coow li na kur nag moo waral rek ñu def taxaw seetlu ci kër gi di IGE beneen ponk ci biir xibaar yi téeméeri junni goney taalibe nag daanaka ñu ngi dund lu métti ci daara yi lu toll ci fukk ak juróom-benn ñàkk nañu seen bakkan diggante 2017 jàpp 2018 lépp nag xewee Sénégal ONG bi fekk baax ca réewum Angleterre di Human Rights Watch moom nag mooy sàkku rek ñu jël te ay matuwaay nu mu gën a gaawee tàggat yaram daañu ci addu ak sunu gaynde yi nga xamante ne nag kon jongante ngir waajal CAN bi mi ngi ko doon amal loolu nag lépp rek ngir waajkaay yi ñu doon ko sekk nag ak benn équipe locale bu nekk ca Alicante ca bëj Saalumu Espagne moo waral nag sunu gaynde rek daal di wane seen bopp kon ci jongante boobu juróom-ñaari bal ci benn am nañu ko Mame Fatou Ndoye daañu ko fekk ji ca Espagne mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu fam fàccee xibaar yi. leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel li président Macky Sall ki nekkoon jiitum jëwriñ fii ci Sénégal di Mohamed Boun Abdallah Dionne ak Aly Ngouille Ndiaye nag daañu leen yóbbu ca yoon congrès de la renaissance démocratique ànd dekkil ngoox ñoo yëkkati yooyee kaddu ndax nee nañ nag ñooñu képp ñoo tax Sénégal tey ñàkk lu toll ci téeméeri milliards ak fanweer ak juróom kii di Aliou Sall nag ak Franck Timis ñooñee xëy yi lañ leen fas yéene yóbbu dinañ ci dellusiwaat laata xibaar yi di jeex. ñu àddu nag ci rapport bi nga xamante ne nee nañ IGE def na ko ci yorenu pétrole bi ak gaz bi fii ci Sénégal loolu sax ñu gis ni jur na coow ndax ne ñu nguurug Sénégal jotul boobe rapport am ñu taxaw weddi na loolee lu am la moo waral nag ñu daal di rek sëgg tuuti ci kër gi nga xamante ne nii IGE lañ ko duppee kër googu nag jàppale ni ki nga xamante ne nag moo fay doxal njiitu réew mi la Macky Sall Aminata Mbaye Sow. Ministre de la justice saisir procureur général ngir mu ubbi l'enquête ci mbirum pétrole bi. Professeur de droit pénal bi di dëggal ni loolu la yoon wax ci wàllum doxalin. léegi yoon dafa ne ministre de la justice bu jotee ci ne am na infraction bu ñu def yoon may na ko mu ne procureur général près la cour d'appel dama bëgg lii nii infraction bi ñu def nii nga ubbil ma ci enquête wala sax nga engager des poursuites contre ki ko def. am na sañ-sañu ne leen damaa bëgg lii ngeen ubbil ma ci enquête wala mu ne am na sañ-sañu mu ne leen lii dama bëgg ngeen toppal ma ci nit ki. yoon may na ko donc procédure boobu article 28 code de procédure pénale moom may ministre de la justice garde des sceaux mu jox ordre procureur général près la cour d'appel mu saytu enquête wala mu topp nit koo xam dafa def infraction. code procédure pénale ci article 29 may procureur général mu digal procureur de la république ngir mu ubbi l'enquête. ministre de la justice mënul jox ordre procureur de la république parce que du patron direct. moom patron directu procureur général près la cour d'appel donc su jox ordre kooku la jox ordre kooku tamit jox ordre ki nga xam ne moo nekk ci suufa muy procureur de la république mais dans la pratique li ñuy gis mooy que même bu fekkee dañu ne procureur général près la cour d'appel toppal du topp wala bu ñu ne ko enquêtal du enquête day jël enquête bi jébbal ko procureur de la république bi nga xam ne moom moo compétent fa infraction ba amee. professeur droit pénal bi di xamle ni bu enquête bi jeexee des na ci loxo procureur de la république mu xool ndax day topp am déet. yoon dafa ne procureur de la république moo am li ñuy oowee opportunité des poursuites du nit dafa def infraction rek dañ koy topp par force yoon dafa ne ko bu ñu la jébbalee këy bu wane ni dafa def infraction enquête nañu ba jàpp ko yoon may na la yow nga xool ndax kii mën nga ko topp wala mën nga ko bañ a topp. yow am nga liberté wu ne am nga sañ-sañu ne kii bien que liñ ko jiiñ moo ko def wala jàpp naa ne liñ ko jiiñ moo ko def duñ ko topp wala mu ne jàpp naa ne moo ko def dañ koy topp
moom mooy xool bu analyser situation ba pare mu ne damay topp wala du ma topp. enquête bi mën na yàgg am déet waaye lu ci mën di am procureur dina jàkkaarloog taskatu xibaar yi ci mercredi bi. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mouhamadou Lamine Ndiaye du ñàkk rek ñu dellu si ci Aminata Mbaye Sow nuñ ko waxoon tamit ci ndorteelu xibaar yi président Macky Sall ki nekkoon jiitu jëwriñ fii ci Sénégal de Mohamed Boun Abdallah Dionne kii di Aly Ngouille Ndiaye nag daañu leen yóbbu ca yoon congrès de la renaissance démocratique ànd dekkil ngor ñoom ñoo yëkkati yooyee kaddu ña ca bootu nag doon janook taskatu xibaar yi ndax nee nañ ñooñu ñoo tax tey jile Sénégal ñàkk lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom ci milliards. lu soxal nag Aliou Sall ak Franck Timis ñaar ñooñee CREI lañ leen jëmee dañ ci ànd ak Pape Fara Ñinga. président Macky Sall premier ministre ba woon di Boun Abdallah Dionne ak kii di Aly Ngouille Ndiaye dañ leen war a yóbbu ci yoon ngir haute trahison fii ci Sénégal ak bitim réew ñii di leader yu congrès de la renaissance démocratique ànd dekkil ngor ñooy sàkk lu nu mel. ndax xam nañu kii ndeyu mbill bi muy Macky Sall ñi ko ci jàppale muy Aly Ngouille Ndiaye Boun Abdallah Dionne nañu ubbi enquête nañu def suñuy kéem kattan te ci woo sénégalais yépp ñu def seen kéem kattan du enquête judiciaire pour ay affaire recel ay yooyu waxuñu loolu recel la ñuy laaj mooy kan moo recelé suñu pétrole pas ay documents dañu ne nañu ubbi l'enquête boo xam ne dañu ne woru réew mi Sénégal war nañ ko ci wor bu metti lu ñuy wax haute trahison wor bu tiis bu metti bu doy waar yoo xam ne suñu ñun ñi ak Sénégalais yi nar a ñëw d'ici 40 ans voire au-delà am na luñ ci ñàkk lu am solo. gannaaw scandale bi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne waa BBC moom la ñu génne waa CRD daal nee nañ Aliou Sall ak Franck Timis dinañ leen topp ci alal gu lewul. ñeneen ñi nga xam ne nag ay Aliou Sall ak ñooñu dañu jàpp ni ay agent public la yoo xam ne am na li leen war ku ci ne. dañu ne nañu ubbi ay l'enquête ci ay CREI yi wala yi ñu mel. xool naka la ñu fexe ba am alal ji ñu toll te liggéeyuñu dara lu war a tax ñu war a mën a am alal jooju. Abdoul Mbaye ak Thierno Alassane Sall kii nekkoon premier ministre que le ministre de l'énergie ca jamono yooyu ñoom raxas nañ seen bopp ba set ci mbir mi. bu ma génnee nag ba gis ne def nañu faux nax conseil des ministres lëm ci kaw lii ma leen di wax bu boobaa dinaa bind wax ko et c'est à la suite de ça que j'ai écrit au président pour lui dire mais. Monsieur le Président de la République, attention, nous avons été trompés, vous et moi, et le Conseil des ministres, par un faux rapport. Congrès de la Renaissance démocratique nee na mbir yi fas yéene wuñ koo bàyyi dinañ ko topp ba mu jeex ngir dëgg gi daal di feeñ ci li ñu jàpp ne moo gën a doy waar ci wàllu scandale ba Sénégal amee ba léegi. ñu àddu ci rapport bi ma waxoon léegi bi ñu ne nag IGE kon daal dina koy def rek ci yorenu pétrole bi ak gaz bi fii ci Sénégal te nguur gi ne yëgul tinul am ñu taxaw nag wet dina rapport boobu lu am dëgg la moo waral nag ñu def taxaw seetlu ci kër googee di IGE ñu ne nag ka nga xamante ne moo ne ca kaw di bu ak di bu mi du kenn ku dul njiitu réew mi dañ ci ànd ak Aminata Mbaye Sow. Décret 2013-51 mooy fixé règle organisation ak fonctionnement inspection générale d'État bu ñu waxee inspection générale d'État nag mooy corps d'élite boobu nga xam ni dañuy contrôler doxalinu nguur yi waaye tamit tee gi ñu tee yenn ressources yi nga xam ni ñëpp a ko bokk ci noone mission yi ci mel ni contrôler enquêter ci gestion service public ak naka la ñuy doxale yenn dépenses yi loolu lépp bokk na ci seen liggéey mission yooyu nag sur ordre du président de la République lañ koy amal ci noone lu jëm ci wàllu pétrole ak gaz bi nga xam ni am na fii ci Sénégal vérificateur général nee nañu jotoon na envoyé benn mission ngir def ci rapport ci contrat yi nga xam ni signé woon nañ ko te mu jëm ci wàllu exploitation pétrole bi ak gaz bi fii ci Sénégal rapport boobu nag tey mu doon source de polémique ndaxte ñenn ñi nee nañu rapport bi nga xam ni inspection générale jotoon nañ ko ci atum 2012 jiitu réew mi gisagu ko ñeneen ñi ci mel ni directeur général bu Petrosen nee na rapport boobule am na moonte ci seen doxalin ak seen organisation inspection générale dafa taxawal ay kuréel ñu koy woowee ak section bokk na ci ñetti section yoo xam ni dañuy xool lañ bët lépp lu jëm ci wàllu audition maanaam déglu ñi ñuy enquêter vérifier tamit beneen section bi nag moom mooy xool
maanaam càmbar contrôler qualité liggéey bi nga xam ni vérificateur yi daal dinañ koy def organisation boobu nag dañ koy def ngir liggéey bi aw yoon waaye tamit mu gën a gaaw su ko defee ñu am ci résultat yu mucc ayib ci fàttali nag inspection générale d'État décret moo fixé ñi nga xam ni ñoo bokk ci corps boobule fi mu toll ni ñu ngi leen jàpp ci 65 membres. Aminata Mbaye Sow pétrole bi ak gaz bi nag yemul képp rek ci rapport yemul itam ci wàllug ger ak coow liñ ci tudd beneen laaj nag sampu na ci loole muy ci wàllug courant bi ndax dana am rek njeexital ci courant bi njëg li dana wàññi ko am déet maanaam ñeel facture yi waaye tamit lu soxal rek këru liggéeykaay ba ci nag njaboot gi ndax ëllëg mën nañoo rek jariñu ci pétrole bi ak gaz bi ay laaj yu samp la bu weesoo loolu ñu ne sax ab jongante dana am ci entreprise yi dañu ci ànd ak Ibou Diouf Jafara Ba. pétrole ak gaz feeñ ci waxu Sénégal yi réew mi nag yàggoon di jéggaani li muy jëfandikoo ngir seddale courant ñu jàpp ne ak li feeñ jamono ji njëgu courant yi moom mënees nañ ci nemmeeku ay coppite. gaz buñ ko comparé ak yeneen yi ci ni ñu toggee courant pour defar courant moom dafa am avantage ci coût de revient bi dafay wàcc donc maanaam Sénégal fii ak 2022 bu dee suñu gaz bi nga xam ne am nañ ko ci fële ca Saint-Louis ca géej ga bu dee gaz boobu génn na Sénélec opportunité la pour Sénélec ñoom ci seen programme bi nga xam ne tëral nañ ko ba pare ñu ngi ko tuddee programme Gas to Power ñoo ngi ciy liggéey déjà ñu def ay plan d'action pour seen centrales yi nga xam ne ñoom ñu ngi doon doxee fuel wala diesel ñu nekk gaz. Sénégal di gën a xóotal xalaat yi ngir gën a bàyyi xel ci li nga xam ne moo bàyyi ko ci pétrole beeg gaz ngir suqali tamit koom-koom bi biir Sénégal ñu jàpp ne rek liggéey bi foofu ñu gën ci taxaw bu baax a baax. lu ñuy produire électricité ci Sénégal cher na Sénégal bokk na ci aujourd'hui réew yi nga xam ne seen coût de production électricité ñoo gën a cher léegi nag yàlla may nañu am nañu pétrole ak gaz te gaz biy génn ci sous-sol Sénégal ak géej bi. mun nañ ko utiliser pour produire électricité comme gaz boobu moo gën a yomb ci njëg ak pétrole bu ñuy jëlee bitim réew opportunité la pour Sénégal am ay coûts de production yu wàññeeku ci biir réew mi. li ñu duppee compétitivité wala fexe ba entreprise yi fekk baax bi ci réew ñëw fii ci réew mi samp fi ñu gis ne rek wàññeeku ci njëgu courant yi dina may fit ñooñee ñu mën a ñëw fii ci réew mi. suñuy wax affaire électricité ñun dañuy njëkk a xalaat suñu kër yi. suñu télé yeeg suñu frigo ak yooyu waaye électricité soo gisee énergie mu nekk loo xamante ne dëkk yëpp koy xëccoo li ko waral moo di ne moom mooy indi développement donc pétrole boobu ak gaz bi liñ ci war a njëkk a xalaat mooy suñu industrie réew parce que soo xoolee Sénégal naam am nañu ay industrie waaye industrie yi fi nekk xaw na néew tuuti. pétrole ak gaz lu am solo lool ci ab réew askan wi ak ñi nga xam ne ñooy entreprise yi di ci xaar seen bopp rawatina mu wàññeeku lool. laata loolu tamit yorin bi lu mat a saytu la. fii nag ci Ndakaaru ñu amal fi rek ndaje mu yaatu ñeel nag courant bi ak pétrole bi ay réew yu fare ci dendu Afrique nag ñoo ci daal di teew ñooñu nag seen xam-xam màcc na ci wàllu pétrole màcc rek ci wàllu courant waaye tamit def nañu rek taxaw seetlu ci ëllëgu Sénégal ci wàllu pétrole ak gaz dañ ciy teewlu Serigne Mansour Dieye moom moo jiite mbootaay gi ëmb ñi nga xamante ne nii nag seen xam-xam màcc na ci wàllu courant fii ci Sénégal. yaa ngi wax 40 milliards mais ñun li ñu amee ëpp na loolu ci suñuy fournisseur donc suñu client yoo xam ne dañ leen di jaay bor yooyu du bor yooyu sonle boru jamono la parce que da ngay jox nit ki mu fay la nga joxaat ko produit donc muy dem ak dikk loolu du problème te loolu ngay wax ay encours la encours yi fay bi sax jotagul parce que 150 jours lañ koy fay SAR am na capacité yooyu te programme d'investissement bi nga xam ne moom la ñu war a def du loo xam ne nii da ngay jël sa xaalisu bopp parce que industrie du doxe noonu banques yi nga xam ne ñoo nekk ci àddina bi ak Sénégal ñoo lay wóolu nga am projet bu baax ñu indi la financement yi te defe naa tey non seulement am nañu lu mën a financer li ñu bëgg a def waaye sax possibilité yi ñu am jël xaalis ci marché international wala marché local bi ëpp na li nga xam ne moom lañ soxla donc loolu ba lu ko ëpp loolu du problème programme bi SAR am ëpp na loolu parce que SAR dañu war a transformer suñu unité yokk suñu capacité pour mun a liggéeyal ak ni pétrole Sénégal bi nga xam ne moom lañ découvrir
ma ngoog mu jiite rek mbootaay nga xamante ni moom moo taxaw ngir lu yokk kon courant bi ak dooleel ko ci Afrique. ñu àddu ci baccalauréat technique bi nga xamante ni door na ni kii tey ji ci Sénégal fële ci lycée Maurice Delafosse lu toll ci 300 ci ndongo ñu xëy nag sëgg ci épreuve yooyu le ñu fekk leen fa nag ak ki nga xamante ni moom moo jiitee centre ba yëkkatee kàddu rek di àddu ci matuwaay yi nga xamante ni jël nañu ko bokk na rek ci te rek téléphone portable boobu loolu ñu seetlu ni matale nañ ko foofee waaye ndongo yi ci seen jëmmi bopp ñoom la ñu gis rek ci épreuve yi mooy nag daal abordable na maanaam xaw naa yomb ca ñoom dañ ci ànd ak Maguette Soirée Diallo. midi moo jot ci centre lycée Maurice Delafosse mu nekk bés bu njëkk bu épreuve baccalauréat technique bi benn incident amu ci. am nañu 200 candidats ci série G bi am nañu 100 candidats bu manqué benn donc mooy juróom-ñeent fukk ak benn ak juróom-ñeent ci série STEC bi am nañu 201 candidats donc ñaari téeméer ak benn candidat ñaar ñoo ci absenté kenn en série G kenn ku xale lu góor ak kenn ku jigéen moo absenté wu en STEG. ginnaaw épreuve bu économie bi candidat yi jot nañoo joxe seeni impression. abordable na. suñu xel mën na dal parce que li ñu jàng lañ ñu joxagum. mën nañ ne c'est un peu abordable quoi comme waaw da nga naan ñenn ñi mën nañ ne yomb na ñenn ñi mën nañ ne yomb mais sant yàlla rek dañuy def li ñuy war après li ci des ñu bàyyi ko suñu borom quoi loolu la rek. téléphone portable manipuler ko wala sax dugal ko ci biir centre bi dañ ko tere candidat yi waaye itam ñi di surveiller mu nekk ay consignes yoo xam ne respecté nañu ko. même ci seen convocation yi nga xam ne jël nañ ko avant ñu fiy ñëw mentionné nañ ci suuf ni benn candidat warul indi téléphone portable dans le centre aussi rappelé nañ ko ñun suñuy candidat déjà rappelé nañ leen ko avant heureusement tey ci suba aussi on a mis un gardien à la porte boo xam ni ku ñëw kuy dugg si sax dana la rappeler ni la ba indiwoo portable ci centre bi. doo andi sa téléphone sama téléphone kër ga laa ko bàyyi comme tous mes autres camarades quoi kenn andiwul téléphone. premier tour bu baccalauréat technique bi daal dina tàmbale tey ji ci talaata bi te dina jeex samedi résultat yi nag ñoom ñu ngi koy xaarandi diggante talaata ak àllarba bi ñuy dëgmal. lu soxal examen boobee nag jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu formation professionnelle di Dame Diop nag mi ngi sàkku rek ci ndongo yooyu ñu def seen kéemtalaay kattan di wutali nag li nga xamante ne rek moom mooy série technique yi ndax loolu dañu gis ne nag ay jafe-jafe la kon ndongo yi faaw rek ñu bàyyi xel bu baax a baax ci yooyu série ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ndeye Thiaba Aliba. examen bi door na ci ay conditions yu rafet xale yi ñëw nañ bariwul ay absent jàngalekat yi ñëw nañ surveillant yi ñëw na salle bu ci nekk gën ngaa yës am na ñaari surveillant pour que xale yi nekk dans de bonnes conditions loolu nag ñu koy rafetlu bu baax. lenn rek moo ñu ci xaw a metti mooy ne que malheureusement suñu système éducatif tey bi ñu xoolee statistiques yi ñiy def bac toll nañ ci 159 000 xaw ma nag nu mu koy waxee ci wolof 159 000 à peu près mais dafa ndaw. loolu moo tax président de la République décidé tabax ay centres de formation ci département yëpp 45 centres de formation de dernière génération la bëgg a tabax te dinañ ko tàmbalee ren incha allah pour que ndaw ñi mun a ñëw def fi formation professionnelle. nit ñi dañ daan faral di wax que série yooyu ay série yu difficile la yu jafe man moom laa def mais jàpp naa ne comme yeneen série la nit ci loo nekk farlu ci rek yàlla dina ci fekk si. alors ñu jël matuwaay fii ci ministère bi que tey. ko xale boo xam ne mi ngi def formation mi ngi def enseignement technique su amee bac ministère de la formation professionnelle à travers le fonds de financement de la formation professionnelle dina la jëlal en charge ce frais de formation supérieure technique. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi téeméeri junni ci taalibe nag ñi ngi leen di mettital ci daara yi mettital yu tar ñu ne sax lu toll ci fukk ak juróom-benn ñàkk nañu seen bakkan diggante nag 2017 jàpp 2018 lépp nag xewewul fenn fudul fii ci Sénégal ONG bi ñu duppee Human Rights Watch fekk baax ci Angleterre moom nag moo daal di génne ab njàngat ci wàllu woowee di sàkku nag ci kilifay réew mi ñu def seen kéemtalaay kattan teel a jël matuwaay ci mbir mi Fatimata Touré. téeméeri junni ci ay xale nekk ay taalibe di dund lu metti ci mbedd bi bu ñu sukkandikoo ci rapport Human Rights Watch document bi la nag ñu daal koy tënk ci 81 pages di xamale ni rek xale yi ñu ngi dund lu metti ci mbedd mi
ñu nekk nag ci ay école coranique ñu xamale ne ci année 2017 2018 lu ko toll ci fukk ak juróom-benn xale daal nañu faatu de du leen faat lu ci ëpp mooy ay dóor yu metti waaye tamit ak yeneen i xoxatal bu ñu sukkandikoo ba tey ci rapport Human Rights Watch bi ñoom nag nee nañ de ci 8 ci 14 régions wu Sénégal yi gis nañu lu toll ci 61 cas yoo xam ni ay dóor yu metti la waaye tamit ay abus yoo xam ni def nañ ko ci seen i yaram 15 cas wu viol ak sax yu nga xam ni rek tentative de viol la 14 cas xale yoo xam ni dañ leen séquestré daal leen di takk ci yenn daara yi rapport bi leen nag ñoom ñi ko def nee nañu dañoo wàcc ci mbedd mi daal di rek interroger lu toll ci 150 nit ci 150 yooyu 88 ay taalibe lañu wala sax ñu nekkoon ay taalibe 23 yi ay maître coranique lañu waaye tamit ay liggéeykat ay expert ay responsable yu nga xam ni rek ñu ngi ci gouvernement bi xale yi tamit def ay témoignages daal di wax ni ñoom dañuy dund lu metti parfois sax ñu daal di tëj ci ay cellules ñu daal fay def semaine wara sax ay weer. loolu nag metti Human Rights Watch ba tax rek tey muy ñaan état du Sénégal mu daal di jël ay mesures d'urgence ci fàttali ci 2016 état du Sénégal jëloon na décision daal di def benn campagne bu yaatu ngir daal di génne xale yi ci mbedd bi waaye ba léegi lu ñu nemmeeku rek mooy mettit bi mu ngi des ba tey. ñu àddu ci wàllu mbay mi ak réew yi nga xamante ne ñoom ñoo fare Afrique sowu jant ñu ne jamono ji nag mën nañu dóorandoo xàccandoo waaye tamit di weccoo rek ci wàllub jiwu su ko defee nag wàllub mbay mi gën a nag mucc ayib ci Afrique waaye sax ñu ne dund gu doy ci loolee nag la ñu jublu fukki réew ak juróom-ñaar ci Afrique nag daal dinañu nag déggoo ci charte bi nga xamante ne tëral nañu ko ci wàllub mbay naka noonu nag docteur Yacouba Diallo moom xam-xamam màcc na ci wàllu mbay ñu teewlu ko ak Modou Fall. C'est un règlement qui a pour objectif. Règlement bi dafay may rek dëkk yi ñu dimbalante dëkk yi am base boo xam te ne ñoo koy bokk ci wàllu jënd ak jaay waaye itam dimbali ña fay mbay ñu am nag li nga xam te ni moo di accès ci variété yu am solo yi nga xam te ni jamono ji ñu ngi nelaw ci suñu tiroir yi ci institut de recherche yi am na jafe-jafe gi moo di kon blocage bi ñu nemmeeku ci diggante dëkk bu ne tey ji boo dee xool Sénégal dafa teg jéego lool ci wàllu mbay gerte loole nag mën na ko rek dimbali yeneen dëkk yi boo xoolee Burkina moom ci wàllu sorgho la objectif kon lii mooy fexe ba dëkk yi booloo daje ngir rek ku ci nekk yëkkati sa semence mën a jox sa morom mi nga xam te ni moom da ko néewle loolu la dimbali itam baykat mu ndaw mi ba mu suqaliku. gannaaw mbay mi ñu àddu rek ci leneen ak ki nga xamante ne nag dellu nañu ko sargal muy nag Cheikh Hamidou Kane di bindkat bu mag boobilee ay gëstukat ak ñi nga xamante ne nag ay jàngalekat lañu ca auditorium bu faculté des lettres sciences ak humaines ca UCAD ñoo ko daal di sargal jaarale ko nag ci li nga xamante ni bind na ko ci téere ñaar ñu ràññee ko ci bokk na ci l'aventure ambiguë ak bi ñuy wax les gardiens du temple mu nekk nag njàngat boo xamante ni liñ ci jublu rek mooy askanu Afrique Sénégal sax booy xool ñu daal di mën a jël li nga xamante ne moom mooy seenu moomeel ñu gën koo fonk te bàyyi nag li ñuy faral di jéggaani bitim réew dañ ci ànd ak Aïssata Gueye ba Gervais Yaw. ñaari œuvre marquée bindu Cheikh Hamidou Kane ay mbindam mel ni luy wane lu ñëwagul problème yi Sénégal jënkonteel tey jiile mu doon ab succès ba tax na chercheurs yi daal di koy jël exemple ci li ni mel. li ñuy gëstu mooy seet ñaari téere yooyu lan mooy leen jokkale. te ñu wane ne bi mujjee mooy li nga xam ne lii dafay mottali li nekkoon ci bi jiitu waxtaan boobu nag dafay jëm ci ay mbir yoo xam ne ñi dañoo soxal suñu àddina moo di waxtaan diggante diine ak xam-xamu àdduna naka la ñuy boolee ñaar yooyu ba nit ki nekk nit boo xam ne ki du fuuy du réer du jaaxle war nañ mën a fexe ba mondialisation loo xam ne li àddina si yëpp moo ko bokk ñëpp di ko yóotoo ndaxte loolu la àddina doomu àddina yëpp bokk ñu mën ko méngale ak loo xam ne li ku nekk fi nga cosaanoo ak li nga doon nga koy wéyal di ko suuxat di suuxat ñaar yëpp. njàngale yi génn ci colloque boobule doon njëriñu génération bu ndaw mi. xale yi tamit liñ ci mën a jàngal mooy lii colloque bi. li mu taamu ci xalaat colloque bi dafa ni dañu bëgg xalaat ci ay laaj yoo xam ne dañuy soxal suñu tey ak ëllëg xale yi nag ñoom ñoo nekk tey te ñoom ñoo fi mujj seen mag yi seen baay yi ak seen maam yi
kon boog lii ñuy waxtaane fii ñu seet ci ñaari téere yi lan lañ ci mën a seppi wane ne ñi ko tàmbali woon di waxtaan ñoom Cheikh Hamidou juróom fukki at wala juróom benn fukki at yu passé am na ci loo xam ne li ba tey soxal nañu ndaxte doomu aadama indeegul li koy safaar. liggéey bi Cheikh Hamidou Kane def ñu doon ko delloo njukkal tey jilee njàngalekat yi ak saytukat yi jàpp ne rek Cheikh Hamidou Kane doon na ku xarañ loolu ci wàllu liggéeyam. tàggat yaram ci la ñuy àddu Sénégal nag mi ngi doon natt boppam sunu gaynde yooyu ngir waajal Coupe d'Afrique des Nations ba war a am ca Égypte jamono ji ñu ne ca Alicante ca bëj Saalumu Espagne seen jongante nag mi ngi doxoon seen digg ak Murcia ak équipe locale la bu nekk foofu dóor nañu ko juróom-ñaari bal ci dara lépp nag ci rek natt seen bopp laata ñu egg ci jongante bu mag boobee ñu des ba tey ci CAN 2019 bi ndax li ci des nag daanaka ci fukki fan ak ñaar ci la toll Sénégal nag ay adversaire am xam nañu leen ñoom it seen wàll ña ngay def seen kéemtalaay kattan Tanzanie Kenya Algérie ñu ne nag du ñàkk ñoom it ñu daal di natt seen bopp rek laata ñu yegg ci bis bi Cheikh Sadibou Diarra. jamono ju équipe nationale bu Sénégal nekk ci Alicante ca Espagne yeneen naataangoom yi ci groupe C bi ca CAN Égypte 2019 ñoo ngi tamit ci seen njeexitalu wàccaay. Kenya mi gëjoon fukki at ak juróom mu ngi nii ci CAN bi joxe na ñaar fukk ak ñetti joueurs yi ko nar a teewal. ki leen di tàggat Sébastien Migné indiwul ay coppite ci ñi amal qualification bi. capitaine bi di Victor Wanyama nekk ca Tottenham ak João Omolo ak attaquant bi di Michael Olunga ñu ngi ci biir liste bi. Harambee Stars yi ginnaaw bi ñu dóore Madagascar benn bal ci dara aljuma bii ñu weesu dinañ jongante ak waa République démocratique du Congo samedi bii di ñëw. Tanzanie mi nar a njëkkee laale ak Sénégal moom climat bi nekk ca Égypte naru ko sonnal wala jaaxal ndax jamono ji mu ngi ci Caire Amunike ak i zoram fa la ñuy yeggalee seen wàccaay. ci foofu Taifa Stars yi dinañ amal benn jongante alxames bii ak waa Égypte. Algérie di beneen favori groupe bi door na stage am bu mujj ca Doha ca Qatar. àllarba bi Fenech yi laale nañ ak Burundi suñu si jógee dibéer bii di ñëw ñu daje ak Mali. Cheikh Sadibou Diarra ñu koy jaajëfal mbokk yi fii la ñuy tàggatu yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi bu mu sotti 20h xibaar yi ci nasaraan ak Chérif Diop.